asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi nuyu nañ leen fi ñu leen daan nuyoo maa ngi nii seen xarit seen doomu ndey Binette Diop ngeen ñëwaat ci seen émission sur l'Umaacom meilleur de l'audiovisuel ma bokkaat plateau bi ak sama natango bi Abdallah Yakhine Abdallah nuyu naa la. maa ngi lay fay Binette. naka journée bi tey. sant ko yàlla alhamdulilah. waaw est-ce que du wootu bi ak weekend prolongé bi ñu jógee. waaw mën na nekk nag na noppalu nañ ci bu baax. waaw bu baax a baax. waaw namoon naa la. waaw fii la ëppee moom. d'accord tey de dañoo ñëwaat ci seen waxtaan bu bees comme ni ñu koy defee saa su ne tey nag ñu ngi leen indil thème la femme indépendante c'est-à-dire jigéen bi nga xam ne dafay xëy di utili boppam muy liggéey wala moo xam muy entreprendre maanaam daal indépendance financière bëgg lu mu amal boppam lu mu mënal boppam. loolu nag lañ bëgg a xam ndax frein la ci sëy bi maanaam ndax dalay gàllankoor ci biir sëy bi nga gis si ñoo xam ne maanaam sëy yàlla sax mu koy tudd mais daal daf leen di taxas dañuy yéex a sëy wala góor yi duñ leen ñeme dañ naan kii dafa mënal boppam su ma eggee duma ko mën a bàyyiloo mu bàyyi wala ma defloo ko mu def parce que daf may wan dafa mënal boppam. ñii nga gis ne dañuy sëy mais saa yu ñu sëyee duñ ci yàgg daal di ciy génnaat tout le temps ay problèmes yu demee noonu danga maa war a toggal danga maa war a yàqal danga maa war a fóotal des choses comme ça nga gis tamit belle famille bi naan kii nga xam ne amul jot. lundi ba vendredi boo demee këram dafa fekk kenn jànk nga fay fekk loolu laa bëgg a xam lan moo ko waral ndax xam nag jigéen jug uti dafay indi gàllankoor ki société bi wala ñun la suñu bopp Abdallah dégg nga sama thème bi tey. waaw dégg naa la pare mu nekk thème bu intéressant wante aussi comme li ñuy wax rek defe naa lépp loo gis compromis la ba pare parce que aussi jamono toll na foo xamante ni ñun sax góor yi léegi dañ naan entre guillemets booy tax bul tax cas social. entre guillemets quoi pour wax la maam pour wax lan c'est-à-dire xëy na aussi bu fekkee ni ay jamono borom kër yi bëgguñu woon seen soxna di liggéey bon jamono ngi dox boo xamante ni mu ngi idée boobu mu ngi changé mentalité boobu mu ngi changé parce que aussi toll nañ foo xamante ni man personnellement dama judd sama pap sama yaay di liggéey ba dem retraite te empêché wul ñu yar ma li mu waree def ci man li mu waree léegi nag indépendance moom dafa nekk loo xamante ni dañ koy wax rek mais affaire bu illusion la. parce que nit ki da ngay juddu daal ne je suis indépendant wala dama bëgg sama indépendance mais booy xool bu dee da nga juddu ci charte l'islam rek yow sa indépendance jeex na parce que ba nga juddoo nañ la ne da nga war a julli da nga war a woor da nga war a kii wax la condition yi nga xamante ni moom nga war a def pour tegu kon buñ tegoo foofu rek mu indépendance existé tout te tey dañuy faral di wax naan ku jigéen ki mais aussi dëgg la ci ku jigéen ki lay gën a porter préjudice parce que li ñuy wax moom jigéen la mais aussi même ku góor ki it bu demee ba ne day takk soxna moom it amatul indépendance maanaam ci 2 sens la problème bi mu ngi nekk ci bi nga demee ba yaakaar ni yow ku jigéen ki rek moo war a sacrifier indépendance parce que indépendance bi ci 2 sens la man tey bu fekkoon damay génn chaque guddi dem seet samay copains su ma amee soxna doot ma ko def tey soxna soo ci tey kon xam nga man sama indépendance wàññeeku na jigéen boobu it ñuy wax tey une fois nga dugg ci mariage muy ci ku góor ki muy ci ku jigéen ki pour man indépendance amatu fa foofu après li fa nekk waxtaan la ak compromis ak xool nan ngeen di mën a def ku ci nekk selon say activité nga daal di ngeen mën a trouver solution. waaw Abdallah li ma bëgg xam mooy que ndax sëy bi mën na laa teree liggéey. ndax xam tamit sëy bi war na la mën a teree liggéey. ndax da ngay gis ñu bari ñu naan sama jabar du ma toggal du ma fóotal du ma taru dara lu dul liggéeyam. maanaam daal jigéen buy liggéey day am fu ñu lay dëkkal. waaw loolu moom jigéen Sénégal. waaw jigéen maanaam ci lépp. jigéen dafa am fu ñu leen dëkkal. ci lépp la du rek ci mariage. tey boo demee da ngay taxaw déglu exemple femme journaliste. xëy na tey opportunité yi ku góor ki am. xëy na yow ku jigéen ki. du demee noonu parce que xëy na am na fu ñu la dëkkal. ci milieu affaire. ku góor ki homme d'affaires bi nañu gën jox cër que femme d'affaires bi wala homme d'affaires bi mooy gën a mën a yombale am yenn yi que femme d'affaires bi maanaam c'est difficile d'être une femme la vie de tous les jours noonu la waxuma laa nag femme boo xam ni dafa décider xam nga tey dañ ne jigéen soumission bien sûr surtout ñun ci suñ tradition loolu nañ xam suñ nee jigéen rek dañ naan soumise léegi tey boo ñëwee gis kenn ku jigéen koo xamante ni soumission boobu nekku ci entre guillemets am na ay rêve am
am na ay bëgg-bëggam parce que aussi nit la au-delà de jigéen nit la balaa nga naan jigéen te c'est normal mu am bëgg li ñu naan indépendance financière comme li nga ko waxee noonu mais pour man lépp rek à la base balaa mariage la aussi parce que yow ku jigéen ki war nga mën a xam ndax kii suba dina la bàyyi nga liggéey yow ku góor ki it war nga xam ndax kii suba ku ñuy teree la muy toog këram wala ku ñuy dul bàyyi muy toog këram foofu laa la waxee ne bu ngeen demee ba waxtaanee loolu xool ci loolu après yéen ñaaree xool nan ngeen di trouver solution. dëgg la mais tamit li si ëpp man li ma siy gis maanaam li ma ciy gis loolu la parce que da ngay takk jigéen des fois nga fekk ko muy liggéey nga gis ngeen commencé am problème début bi tout va bien 6 mois 1 an lépp day dem mais da ngay gis soo leen commencé am benn doom nga commencé ko sama doom jànk bi di ko téye man nangam waaw da ngaa war dama togg sama añ di ma ko yàkkal man jànk du ma toggal man lii du ma togg te alors que ba ngay dugg si moom da nga ko fekk muy liggéey jàng ba à un certain niveau. bëgg tamit lu mu moomal boppam parce que tamit autonomie financière comme ni ko góor soxlaa noonu la ko jigéen soxlaa parce que di nga gis une famille boo xam ne Abdallah famille ba yëpp ay jigéen lañu. waa léegi ñoom ñëpp bu dee ñoom góor da leen takk ñoom ñëpp tere leen liggéey waa léegi kan mooy yor kër gi dina dem ba gént ndax li waykat bi doon wax rek jigéen yaa ngi ci tool yi jigéen yaa ngi ci marché yi jigéen yaa ngi ci bureau yi. kon nag ni ñuy mën a bàyyee góor nga dem liggéeyi mën a amal sa bopp am sa kër am sa oto am sa compte bancaire mais tamit ku jigéen ki war na ko mën a am mais fii daal dañ lay dëkkal foo dëkkul xawma lal comme li nga wax léegi tey ji ku mel ni Binet di xëy di liggéey 7 heures di wàcc peut-être tournage téye ma ñëw benn 21 heures 22 heures commencé nañ la dëkkal foo dëkkul moom de talul dara moom daal bu xëyee daal dem liggéey talul togg talul raxas comme si que ni daal liggéeyu jigéen amul fulla comme dañ naan yow sa liggéey daal amul ful la yow. waaw dëgg la xam nga yooyu na maam ay position la ay prise de maam point d'avis yu bokkul parce que tey man am na foo xam dafa nekk pendant 3 ans foofu monde entrepreneurial la 6h30 maximum 7h fa lañ daan fekk balaa ñu fay quitter 23h minuit man li ma la wax nii dama ko dund léegi si biir foofu noonu am na si ñoo xamante ni. balaa sax seen jëkkër yi seen parents yi ñoo njëkkul woon nangu ñuy xëy di génn 7 heures di dugg si waat seen kër ay 23 heures minuit parce que dañ doon wax ne ay jigéen lañ loolu parents yi la woon diggante parent ak doom bi ñëwee si ñi nga xam marié yi lañ am na si ñoo xamante ni dañ ko commencé def ñu commencé guddee seen borom kër yi nee leen mënul dem ñoom ñu jël choix wu d'accord ak seen borom kër daal di toog mais aussi gis naa ay jigéen yoo xamante ni. man ñoo ma doon jiitu bureau 6h30 fa la leen di fekk ñoom fa daan jiitu man en tant que góor minuit 23h ma ñibbi dama leen daan bàyyi bureau te pourtant amoon nañ ay borom kër. ba pare amoon sax am si ñoo xamante ni ci biir liggéey bi nañu amee sax doom ñu ngi doon nàmpal ñu ngi doon def li ñuy def mais teewul bu leen fa waxtu bi war a nekkee ñu ngi fa te tànk seen waxtu wàcc jotul duñ dem. te seen borom kër yi xamoon nañ si liñ doon yëngu xamoon nañ si liñ doon nekk nangul leen ko mooy li ma wax léegi ñii nangul nañ leen ko ñee nanguwuñu ko c'est-à-dire yooyu dafa nekk yoo xamante ni ba fii ay sujet la yoo xamante ni dina am tout le temps ñuy bëgg ak ñuy bañ mais man li ma gis mooy dañu nekk ñu ngi dem si liñ naan ñu ngi si 21e siècle jamono ji ñu toll nii c'est-à-dire góor yi nga xamante ni bëggatuñu seen soxna liggéey bëriwul. wala boog nga def lenn loo xam comme grand bi nekk sama koñ ba lim defoon soxnam dafa jàng am lépp doon liggéey mais après dafa bàyyi biñ demee ba laaj ko lan moo tax mu bàyyi daf ñu ne jëkkëram daf ko laaj ñaata la doon fayeeku mu ne jëkkëram temps laa fayeeku jëkkëram ne ko doubleel naa la ko pour nga toog ci kër gi kaay ma la koy fay xam nga ñoom trouvé nañ compromis. bien sûr échange comme man suba ñaan naa yàlla su ma demee ba bëggatuma sama soxna di liggéey. ma ne ko ñaata ngay gagné mu wax ma ko kaay ma fay la ko bu dee faneen ñuy tool mais c'est-à-dire aussi am na ay góor yoo xam bëgguñu seen soxna yu toog ci kër dañoo bëgg seen soxna yu liggéey comme it am na ay góor yoo xam dañoo bëgg ay soxna yoo xam bu ñu wàccee dañ leen di fekk ci kër gi moo tax ma ne la lépp ci njëlbeel ba bu ngeen demee ba trouver compromis te amul làqatu defe naa après du ngeen am yenn problème yi mais d'habitude làqatu moo tax après ngay gis kii di liggéey ba ci biir ku góor ki du bëgg wala day fekk à la base am na lu ci leerul woon mais defe naa ni li nga wax nii moom loolu aussi dëgg la. mais mooy li ma wax rek loolu ba tey terewul dara ci
ci sëy bi man si sama gis-gis rek lu may wax rek man sama bopp laay jël jugé wu ma kenn jéemu ma joxe ay leçon de morale jëmmal damay wax rek pour yaatal ku nekk rek nga mun cee gis sa bopp parce que gis naa ni ngay liggéey di nga fi gis ay chef d'entreprise ay jigéen lañ mais terew leen sëy parce que chef d'entreprise benn costume la rek booy sol tu n'es pas chef d'entreprise partout parce que yow mi may liggéeyal nga nekk sama PDG ci bureau bi la yam à l'heure de descendre 18h tu n'es plus mon PDG si mbedd bi je t'appelle tu et tu m'appelles tu peut-être au bureau mun naa la vous voyez man la monsieur wala messieurs mais suñu génnee ci biti dama naa la Abdallah na nga def mi ngi noonu kon maanaam chef d'entreprise jigéen bi tamit noonu la li muy sol ci bureau bi la mais bu egsee si kër gi comme li nga wax du ko tere soumise soumission boobu ngay wax du ko tere day sëy ba mu baax di toppatoo jëkkëram di fobeere di raxas di fóot di yar ay doomam bu njëkk da nga daan gis Abdallah jigéen da daan toog góor dem uti moom mooy ñëw mooy yor kër gi mooy yor njaboot gi mooy def lépp yow jigéen nga toog ci kër gi comme niñ ko baaxoo daan gis rek yar def liggéey kër gi def lépp sa jëkkër bu wàccee nga toppatoo ko mais léegi les temps ont changé léegi yaa ko wax ci sa biir wax ne nous sommes au 21e siècle jigéen léegi day dem jàngi am diplôme am nga am doctorat moom doctorat muy liggéey comme yow léegi pourquoi pas tamit yaakaaroon ni ñun tamit dañoo war a yar suñuy doom yi góor jàngal leen ñoom tamit ñu ngi entretenir kër gi parce que lépp loo gis rek jàppalante la yéen ñaan ñii muy góor muy jigéen ni mu waree jigéen noonu la waree góor maanaam sa jabar dem liggéey yow it nga dem liggéey ngeen wàccandoo ñëw ci kër gi ni nga mënee sa jabar yow nga bëgg toog sa jabar dem defar kër gi togg reer def lépp ñëw servir la pourquoi pas yow tamit nga ñëw def même chose maanaam bu ko defee lundi yow bu ma day pourquoi pas yow nga wàcc nga defar togg reer ne ko soxna si kaañu reer Abdallah bu reer non dinaa ree parce que togg reer bi aussi xam nga tey ça dépend xam nga couple dafa nekk loo xamante ni peut-être que ñëpp bokkuñu niñ koy dundee mais peut-être am ñoo xamante man damay gis damay toog des fois nga dégg ko jigéen ki ne tey de damaa ñëw gis sama jëkkër moom doon fóotal daf maa yërëm est-ce que comprend am na ñoo xamante ni ñu xam ko ñaax ko xam xëy na ñoom am nañ yërmande ci seen soxna parce que li ngay wax nii au fait nekkatul sax affaire de dem liggéey dem ñëw loolu affaire de yërmande la yërmande te yërmande yow góor pour mu am yërmande ci jigéen à la base foog mu gis ko ci këram ba pare c'est-à-dire mooy la mooy foog nga juddu gis yow lii tax nga yërëm jigéen parce que tey dañuy faral di wax naan Sénégal waaw yaa ngi wax léegi naan léegi góor day dem jigéen day dem mais booy xool Sénégal entre guillemets jigéen ñi ñoo yàgg yor kër yi dëgg la parce que aussi tey booy xool ñun dañuy rappelé wu biñ daan yeewu di jàngi fajar mais jigéen ñi laa daan gis ci mbedd bi fajar bi ñoo yenu paan ñii dem marché ñii dem kii d'ailleurs sax école yi booy ñëw pour ndekki jigéen ñi nga fay fekk ñuy jaay ndekki est-ce que comprendre tey dem nañ foo jamono boo xamante ni jigéen marché soble xooleetul soble góor yi ñooy xooli soble léegi di ko dagg marché du loolu avancement la kon xëy na suba dinañ dem ba avancement da ngay dugg gis góor ki toog ci kii bi daay ko parce que li nga wax nii bale kër gi fobeere après teg añ bi cin bi togg ni yéen wante nag dafa am loo xamante ni bu ñuy wax dëgg rek yàlla jigéen la ko may ko góor yow 3 heures de temps bi nga mën a def ci toog waañ muñ ko am passion bi saxaar ci laq bi lépp di la dal nga def ko pare toog kaaleen añ nga ne man sax suuruma añum suur naa tey te yaa togg góor ñëw toog lekk néew ma ñun baaxuñ mais suñu yërmande tollegul foofu bu ñuy wax dëgg rek te yàlla tax léegi nag Abdallah lépp formation la lépp formation mën naa la defaral reer ñun dañu former mën naa la defaral reer loolu du problème mais du nekk comme par exemple reer bi ngay togg yow waaw na doon reer est-ce que non au bout de 2 jours xale yi ne la papa bàyyil yaay togg déedéet ankay yaakaar am na góor yu mën togg mais tey c'est-à-dire toggu kër bokkul ak toll comme par exemple chef cuisinier wala chef resto maanaam la dundu kër soxlawuñu loolu compromis bi ngay wax maanaam déedéet soxlawuñu chef cuisinier chef 5 étoiles ñu li ñu soxla mooy que ni comme noonu dangaa liggéeyi dama liggéeyi nga sonn bi nga koy jàngal parce que doo bàyyi doo bàyyi ba déedéet dafa naa damay wax loo xam ne doo bàyyi ba ngeen sëy waaw ngeen dem liggéey waaw muy dem liggéey ngeen am doom nga doog ko ne tey yaay togg xanaa kon si génn bi nga koy jàngal togg bi waa lépp mën na fee nekk mu dem bala fi
Abdallah xoolal lu leer laa la bu dee yow si génn bi nga ko fas yéene jàngal togg bi naan ko suba pour su ma wàccee su ma sonnee yow des fois nga remplacer ma wër na yàlla doo gis suba. te bu fekkee da ngeen bàyyi ba ngeen nekk si mariage bi nga dem ñëw suba nga ne ko non togg mais man du dara c'est-à-dire gis nga Sénégal foog ñu am esprit de dépassement. maintenant esprit de dépassement bi sacrifice bi nekkul rek ci ñun góor yi. dëgg la. yéen jigéen nit am na foo xam bu ngeen fa tollee foog ngeen am yéen esprit de dépassement. tey da ngay liggéey man damay liggéey. lan moo leen tere am na fi ay jànq yu fi nekk yoo xam ne ay jànq yu am diine lañ. dañuy daan seen doole maanaam ñëwuñu ci kër pour tas wala pour yàq dañuy jaay seen daan seen doole te yàlla tax. li gars yi naan nunu nga ut nunu maanaam bu dee yow da nga dem bay liggéey. kee dem bay liggéey. si yee ñaar kenn nangul def sacrifice pour doom bi parce que nekkatu rek man jabar ji wala man góor ji léegi foofu yee ñaar la yow am ngeen doom mais mënoo bàyyi sa liggéey pour doom bi ku góor ki mënul bàyyi liggéeyam pour doom bi foofu yee ñaareem kenn nangul def sacrifice pour doom bi te fii ba suba mën nga ma bàyyi ma téye xale bi xale boobu du muus xam nga lu tax parce que dana dee ak biberon taxul xale muus dama la wax lu sérieux man mënuma dox ba nàmpal xale bi dina am waxtu boo xam day jooy foog mu nàmp mën naa man nii ma am naa raq damay changer seen couche dafa am ñëw yooyu yomb na des fois nga toog nii sax sa gel nga am apa ñëw sa gel ñëw sees la nga xool nag dara tey maay cuisine parce que aussi jeunes léegi comme li ñuy wax dañuy innover nga toog dafa naa ko rek loolu laa lay wax ma toog tey mën naa ñëw ne la non tey maay cuisine nga ne ma maa la non toogal tey maa gérer lépp waaw dama toggal sombi xorom. yow boo dajee sombi xorom santal yàlla daal ne la maa géré léegi dem defari omelette dem defari affaire bi dem compagnement li ma mën ba ma am tey mënu ma fi togg comme yow ni nga may toggalee ma pare ni chou man mën naa la toggal mu neex. waaw lu tax su may togg léegi doo ñëw ci biir waañ bi déedéet su may togg la moo tax tamit ku jigéen gi di togg sëñ bi du ñëw ci waañ bi bu yàggee ma mën parce que li ma la wax Abdallah da ngay nangu lépp formation gis nga ñun ñi ba ñuy judd indaale wuñu mën togg indaale wuñu mën fobeere indaale wuñ ko dañu koo jàngal léegi yow bu dee yow jàngee woo ko sa kër te nag dafa jot ñu jàngal ko suñuy doom sax de ndax fii ni boo xoolee ku fi tukki nag Abdallah ku fi dem Europe yow soo demoon Europe loo fay def da ngay dem uti mbindaan doo ko uti da ngay togg da ngay yàq mais boo ñëwee fii doo ko def man fu ma dëkk man doog maa fi dëkk waaw damaa génn kër famille quoi waaw man doog maa fi dëkk aw ma problème nag ak sama famille mais man maa bëggoon dëkkal sama bopp maay fobeere waaw maay bale sama bopp maay fóot maay toggal sama bopp des fois aw ma jotu dugg ci fast food yi wala yooyu des fois may toog am envie toggal sama bopp tey loolu noonu góor laa fobeere wu ma sama kër mais keroog ba ma bëggee am xaalis dem defi manœuvre fobeere naa R+8 dëgg la bale naa R+8 du loolu mooy formation loolooy formation bi may wax léegi yow supposons yow sa jëkkër waa léegi soo amee jabar di nga ko defal Abdallah waa léegi dama la poser question tontu la ba amee jabar di nga ko defal waa léegi bàyyi ma jox la exemple mën naa ko defal mais léegi déglu ma tey sa jëkkër nekk maçon wala manœuvre nettoyer R+8 si suba ba 16 heures immeuble 10 nañ ko jox mu bale parce que loolu mooy rôle manœuvre pare nettoyer pare dafa sonn na waaj 18 heures ñëw kër ga ñu jox ko journée 5000 moom boo gisee mu sonn tey journée 5000 bi pour bu ñëwee jox soxnaam la léegi imagine parce que tey bul xool mën na am sa jëkkër nekkul ci bureau mën na am sa jëkkër nekkul cadre mën na am yow jëkkëru manœuvre nga yor wala jëkkëru menuisier wala ñoo xam ne dañuy def liggéey boo xam day laaj physique ñu dëkk ci 8 heures ci suba ba 16 heures 18 heures des fois sax 22 heures heure supplémentaire pour nga mën a am cheveux naturel mu ñëw dugg ci kër gi nga ne ko ndax doo ma ñëw fobeereel dama la bëgg a compromis foofu laa la waxee may la compromis mën na am xam nga tey lan mooy compromis c'est-à-dire wàcc nga ñëw nañ sonn nga waaw tey duñu ut hamburger non garaawul nit laa quoi mais parce que mooy li ma la wax léegi c'est-à-dire ñun aussi dañu war a xam ni Sénégal bu démb bokkul ak Sénégal bu tey mentalité yaa ngi avancé nit ñi ñu ngi avancé condition de vie yi ñu ngi avancé da nga daan gis ku am soxnam boo gisee loolu daaw ñu am problème dem yóbbu ko kër papa ma yaayam tantam yaa ngi fa jarbaat yaa ngi fa nijaay yaa ngi ba fu nang sa soxna si du def dara ñëpp bokk yam mais léegi comme te yow léegi dañ toll foo xam da ngay am soxna bëgg dem dëkki appartement yow ak sa soxna yéen a fay nekk ut leen compromis bu sinon li xew mooy xew yow maanaam daal yow si compromis nga ko teg daal non mariage compromis la gis nga bu la si dara nax mariage compromis la
gis nga mbëggeel début la après yow man sax célibataire la mais yow yàlla def na yaa ngi si bu xam nga li ma la wax compromis la après xam nga lan la c'est-à-dire naxante xool tubaab bi loolu la ñuy ëppalee maanaam tey dañuy loolu laa tout le temps nañuy xool li positif si nit ñi ñu jël ko maanaam compromis la maanaam daal pour résumer tout le temps li may wax jigéen bu nekk yàlla na la yàlla may borom kër bi la mën a comprendre. bien sûr ki nga xamante ni di ngeen sëy ba sëy ji àjjana. amiin góor bu nekk it yàlla na la ma yàlla may soxna bi la mën a comprendre nga xam di ngeen sëy ba sëy ba mu bokk ji sëy uuru ay ni àjjana. amiin wante mariage neexul gis nga bu ngeen lijjantee problème mu togg bi suba di ngeen lijjanti benn problème parce que mariage mooy loolu tout le temps surmonter ay épreuve la. ba keroog yàlla def. affaire yi di sotti. d'accord kon maanaam su ma la déggee daal lépp ci compromis nga ko teg waaw li nga wax loolu la yàlla na ngi yàlla may ñu tasanteeg ki nga xam ne moo ñu mën a comprendre ki nga xam ne moo ñu mën a soutenir ki nga xam ne moo ñu mën a jàppale daal di ñuy yërëm ñu mën a nekk ci jàmm ñun ñëpp yéen a ngi seen émission dinañ ko fàttali Feeling comme le meilleur de l'audiovisuel bu baax bi fii la.